journal Top News de la semaine sur Waxal FM avec Mamadou Cissé. daleen ak jàmm asalaamaaleykum mbokk yi li gën a fës ci xibaar ci semaine bi ñu génn ci seen chaîne YouTube Waxal FM News ñu commencé information ci li nga xamante ni moo xew ci tali bile ndax ci biir semaine bi lu ñu ko tàmbalee mooy ni ko chauffeur bi nga xamante ni dafa ñàkk bakkanam ci volant bi la ci chauffeur bi nekk horaire la yore ci horaire Ngoundiane nekk ci région de Thiès moom mu daal di ñàkk bakkanam jamono bi nga xamante ni ci la doon dawal oto bi bu ñu sukkandikoo ci journal yi nga xamante journal yi bind mooy ni que chauffeur bi jibitin lay wuyoo moom nag dafa piqué benn crise asthme daal di ñàkk bakkanam ci li nga xamante ni moom mooy ci tali bi liste bi nekk ma ngay yokk ndax bu nu leen fàttalee rek amoon na benn passager bu nekkoon ci ligne 67 ak taximan bi nekkoon fële ca Parcelles Assainies ak avocat bi di Oumar Diallo ñoom ñëpp dañoo bokk ci li nga xamante ni moom mooy mbir moomile Aminata Lo Dieng moom it ci biir semaine bi mbiram doon nañ ci wax moom mi nga xamante ni moom dafa respecté wul woon li nga xamante ni mooy couvre-feu bi ci ñu daal di ko jàpp moom nag àtte nañ ko ci biir semaine bi ba daal di ko tekk ñeenti junni amende ak sursis ñu wax ci logement de fonction yi nga xamante ni état bi moo ko joxe woon Amsatou Sow Sidibé ak Mamadou Badji ñoom ñi ngi leen di génnee UGB moom it ci biir semaine bi tàngoon na loolu sax université Gaston Berger bu Saint-Louis affrontement moo fa amoon diggante étudiants yi ak force de l'ordre yi ba amoon na juróomi blessé ak benn cas grave ñu wax la xew ci yëmbal moom it ak benn policier boo xamante ni moom dafa doon circuler daal di xool ñi nga xamante ni respecté na couvre-feu bi wala respecté wuñu ko couvre-feu bi nekk policier bi nekk daal di génn romb ki nga xamante ni mooy Abdoulahat benn jeune la boo xamante ne ma ngay yewoo ci yëmbal moom nag danoon préparé di li nga xamante ni moom mooy ay nenam yoo xamante ni da ko doon tuur boobu nekk jamono 21h daal dina romb mu daal di tesante ak policier bi nag ma nga yore benn coupe ñoom ñaar ñu jàppante ba policier bi daal di ko gaañ noonu nag la Abdoulahat daal di yuuxoo waa quartier bi génn daal di ko ñëw di ko dimbali policier bi nag dafa daal di daw ba bàyyi fa li nga xamante ni mooy coupe-coupam ak yeneen mbiram Abdoulahat nag ñu daal di ko yóbbu ci l'hôpital ba mu daal di faju délivré nañ ko benn certificat d'incapacité de travail boo xamante ni toll na ci fukki fan ak juróom mu teg ci benn porte plainte ñu wax ci li nga xamante ne moo xew moom it ci Saint-Louis du Sénégal affaire xale bu jigéen bi am fukki at ak ñett ay cousinam jël ko teg ko ci marché bi di ko jaay 10 000 francs lañ ko doon jaayee suñu sukkandikoo ci l'observateur nee nañu kat lu toll ci 18 personnes daal dinañ leen interpeller am na ci ay père de famille ak benn vieux boo xamante ni moom it am na lu ci toll ci 77 ans moom vieux boobu rek jotoon nañ ko accusé ci viol ci doomam bi nga xamante ne moo ko jur ak ki nga xamante ni moom mooy bonhomme xale bi la di wuyoo ci turi Esca moom nag moom 10 000 francs di fàttali moom lañ ko doon tegee ci marché bi ay cousinam ñoo ko doon utiliser di ko def un objet sexuel Parcelles Assainies unité 26 ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy benn corps boo xamante ni dañ ko fa fekk ñu ñàkk seen bakkan mu ñàkk bakkanam ci benn état bu graaw lañ ko fekk ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy wàllu wérgu yaram ci biir semaine bi lay nemmeeku nañ ko fii benn feebar boo xamante ni dafa génn ginnaaw Covid ak li nga xamante ne mooy variante britannique bi fièvre jaune dafa daal di ñëwaat maanaam pays bi ñëw dalaat ci sunu sénégalais yi bu ñu xoolee fële ca Kidira ab na ay cas yoo xamante ne daal di nañ ko fa détecté ba am ñoo xamante ni jot nañ ci ñàkk seen bakkan vaccination bi sax dañ koy tàmbalee ñu wax ci li nga xamante ne mooy Idrissa Seck moom it ci biir semaine bi de génnoon na doon def li nga xamante mooy déclaration patrimoine am fële ca OFNAC Idrissa Seck nag moom mu génnee ba def ko pare ki nga xamante ne mooy Macky Sall daal di na ko recevoir fële ca Palais
inspection d'académique bu Saint-Louis daal di suspendre lépp loo xamante ne ay cours la yoo jëmoon ci talaata ci ngoon ak alxamis ci ngoon ndax ñu mën a moytu li nga xamante ne mooy mbas mi de ci école primaire bi de léegi nag cours yi nii lay demee altine ba alxamis 8h ba 13h ñu wàcc bu aljuma jotee ñu jàng alxamis ba altine ba alxamis nag cours yi day dem 8h ba 14h aljuma bi rek la ñuy wàcc 13h ñu wax ci beneen mbir Ousmane Sonko moom it cité woon nañu ko fii ci benn affaire de viol ba pare di ko menacer de mort moom nag génn na ci lu mu ci wax moom barewul la xëy na sax mbir yi mën a nekk affaire liquidation ñun de loolu lañ ko jàppee waa Waxal FM ñu wax li nga xamante ni mooy semaine bi métti woon na loolu aussi ci li nga xamante ni mooy Sénégal ay nécrologie ñu génn àdduna rek lan ci nemmeekuwaat ñu wax ci li nga xamante ne mooy parti démocratique sénégalais bu Abdoulaye Wade ñàkk ki nga xamante ni mooy Mamadou Lamine Dramé nekk moom parti membre la ci parti PDS bi la bokk ci département bu Bounkiling moom dafa génn àdduna kii aussi moom maître avocat bi di maître Khassimou Touré moom it daal dina génn àdduna ñu wax ci beneen mbir ba tey nécrologie décès bu Abdoul Aziz Mbaye ancien directeur bu cabinet bu Macky Sall moom it dafa daal di nelaw ñu wax ci keneen koo xamante ni aussi génn na àdduna ci biir semaine bi lay di Serigne Moustapha Diamid Sy doom ci Serigne Mansour Sy borom daara ji ñu wax ci drame ba am ca Rufisque benn couple lañu fekk ñu tàkk ñu daal di ñàkk seen bakkan ci seen néeg noonu la ko journal bi bindee ñu wax ci beneen mbir ba tey loo xamante ci IGFM lañ ko jëlee muy Léona Niassène ñoom it dañuy maintenir ci li nga xamante ni moom mooy seen ziara bi annuel bi ñu daan def chaque année jàpp nañ ko le 13 mars 2021 ñu wax ci famille sénégalaise ba lay immédiat ñoo ko bind famille sénégalaise bi doon dund fële ca Denver ñu rayoon leen foofu li nga xamante ne moom moo defoon ñi defoon mbir mi nee nañu dañoo juum ci cible bi de mbokk yi jaa ngeen jëf ba tey ñu wax ci sport bi duñ ko tëjagum te ñëwagul ci sport bi Baye Mor bàyyil ma wax ci sport bi ndax soxal na lool suñuy ay auditeurs CHAN 2021 bi demi-finale yi métti woon na loolu Cameroun ak ki nga xamante ni moom mooy Guinée Cameroun bi nga xamante ni moom moo dalal mbir mi le dana ko daal di fekk si Maroc moo ko daal di jàpp ci dëkkam door ko ñeenti bal ci dara maanaam loolu humiliation lañ ko tuddee ñu wax ci Guinée moom mi Guinée dañ ko daal di éliminer Mali moo def li ni mel ndax daf ko iri yóbbu ko ba prolongation iri ko ci tiro bi daal di ko yoxosu ñoom ñu rate benn Mali dugal daal di gagné qualifié dem ci final bi nga xamante ni dimanche bi la war a am dimanche le 7 février fële ca Cameroun bu 19h jotee ci diggante Mali ak Maroc mu nekk match boo xamante ni match bu neex la war a doon mbokk yi jaa ngeen jëf fii la ni yam ci xibaaru weekend bi le di leen wax ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi topp di ñu suivre suñuy programme Waxal FM News Cissé Mamadou ci présentation bi Baye Mor Gakou nekk ci montage bi yaa ngeen jëf ba weekend prochain